waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa tey dañuy leeral différence bi nekk ci marché forex ak marché indice ak marché euh, action ak marché matière première voilà parce que yooyu yëpp ay différence la ñu bari comprendre luñ ko tamit marché yooyu bu ci nekk ak façon bi nga xam ne moom nga koy trader ak façon bi nga xam ne moom nga koy xoolee voilà ndax dafa am ay différence d'abord dañoo war a xam d'abord lan mooy marché forex bu la neexee tamit nga ne marché devise marché forex bi moom mooy marché devise devise yooyu noonu moom mooy devise yi bi ci nekk comme euro dollar par exemple bii nii euro dollar boo ko xëccee fii nii di nga gis ñu bind ci euro dollar maanaam lii forex la maanaam marché la boo xam ne ay devise nga ciy trader maanaam xaalisu euro ak monnaie euro ak monnaie Amérique voilà léegi par exemple bu la neexee nga ñëw fii nii ci GBP parce que marqué nañ ko fii nii dañ koy abrévier mais nag boo cliquer fii nii dina la wan ne gis nga moom mooy Grande-Bretagne moom mooy Angleterre GBP ak ak USD moom mooy Grande-Bretagne ak Amérique donc Grande-Bretagne ak Amérique seen monnaie ngay trader maanaam ngay xool ban moo ci ëpp doole nga trader façon bi mu la arrangé voilà donc marché forex moom mooy marché devise maanaam devise yi mooy xaalis yi daal mën na nekk xaalisu Japon comme bii nii Japon maanaam Angleterre ak Japon mu ngi nii mooy GBP yuan voilà mën na nekk xaalisu Australie mën na nekk xaalisu Amérique mën na nekk xaalisu France Europe mën na nekk xaalisu Suisse donc yooyu yëpp ay devise la daal devise donc boo ñëwee ci matière première xaaral nga cliquer fii nii nga def montre tout mu wala lépp boo ñëwee ci matière première boo koy trading moom dalay wan boo ñëwee ci symbole mu walla matière première mu ngi mel ni gold coton cacao yu demee noonu daal moom mooy matière première voilà boo ñëwee fii dina la ko wan par exemple spot chart voilà comme ay gold yu demee noonu yooyu ay matière première la matière première daal mooy li nga xamante ni doomu aadama mu ngi koy utiliser di ko liggéeyaat di ci jariñu daal comme lu mel ni or matière première la coton matière première la dañ ciy trading maanaam dañ koy coder à bourse di ci trading par rapport ak prime ak lu mel ni gis nga par exemple gold a ngi nii gold matière première la ci foo koy placer ci classe matière première nga koy placer ak ay coton ak ay cacao ak ay maïs maanaam mboq yooyu yëpp ay matière première la yoo xam ne mën nga cee trading ak pétrole surtout pétrole huile tamit maanaam moom mooy pétrole WTI dafa am ñaari façon pétrole par exemple WTI bi mooy bi nga xamante ni moom mooy bu Amérique WTI moom mooy bu Amérique bi daal huile oil WTI Brent mooy bi nga xam ne yeneen dëkk yi ñoom ci yeneen dëkk yi lañ ci basé comme yu mel ni Afrique ak ay Arabie Saoudi ak yu demee noonu moom seen pétrole mu ngi tudd Brent bu dee Amérique la seen pétrole mu ngi tudd WTI voilà yooyu yëpp ay matière première la comme lu mel tamit natural gas gis nga natural gas bi tamit matière première la matière première yi bëri na trop voilà donc ak ay palladium platine yooyu yëpp ay argent copper mooy argent yooyu yëpp ay matière première la voilà donc loolu moom mooy différence entre devise ak matière première léegi ñu ñëw ci marché action moom yomb na moom mooy comme entreprise yi ñoom dañuy coder seen entreprise ci action yi pour actionnaires yi mën a investir dugal seen xaalis ñu mën a yokk seen entreprise bi donc marché action mu ngi mel ni par exemple bu la neexee marché action yu bëri na Amazon
action la Apple marché action la ak lan gis nga Apple mu ngi nii bon marché action la bu la mën nga fay trading parce que ñoom dañoo codé dañ leen a codé en bourse donc yow bu la neexee mën nga cee def trading xool ndax marché bi day yéeg ak day wàcc voilà Amazon marché action la Alibaba am na tamit ay bëri na trop Apple Amazon Alibaba Facebook Netflix yooyu yëpp ay marché action la donc ñoon tamit dafa am ay façon yu ñu leen di trading donc marché action moom moo gën a tranquille yeneen marché yi moom moo gën a tranquille yeneen marché yi la plupart des fois gaa ñi duñ fi def ay scalping wala ay swing trading lañ fay def dañuy ibbi position bàyyi ko ay weer muy dox voilà comme lu mel ni même ay devises yi tamit des fois mën nga fi scalping mën nga fay def tamit ay day trading mën nga fay def swing trading comme lu la neexee mais la plupart des fois marché action moom dañ fay def ay swing trading voilà comme lu mel ni tey matière première yi gold la plupart des fois gars yi dañ fay def am na ñu fay def swing trading parce que gold mbir la boo xam ni bon nit ñi dañ koy soxla te à chaque fois day manqué donc li ci nit ñi prévoir moom mooy muy yokk donc gars yi dañ ci def swing trading tamit waaye tamit mën nga ci def scalping voilà donc ñu ñëwaat ci dernière bi moom mooy indice nag moom dafa doy waar indice la plupart des fois man foofu lay defee trading ci marché indice yi bourse indice nag boo ko déggee moom mooy benn bourse la boo xam ni dañ fa dugal ay action yu bëree bëri nañ jël benn exemple SP500 SP500 marché indice la boo xam ni kii la nekk Amérique ak lan ak bu la neexee maanaam mu ngi tudd Standard & Poor's 500 moom marché indice la DAX marché indice la moom mu ngi nekk kii Angleterre kii Allemagne kii maanaam SP500 ngi nii voilà moom laa doon seet SP500 moom marché indice la moom mooy indice bi nga xamante ni presque mën nañoo wax ni moom mooy xolu Amérique ndaxte ñu ngi fa dugal 500 actions yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ëpp doole ci Amérique 500 entreprises yoo xam ne ñoo gën a ëpp doole Amérique après dañu ñëw xool maanaam 500 yi ko composé donc fii tamit mën nga fee trading marché bu garaaw la mën nga cee trading swing trading day trading scalping yooyu yëpp mën nga cee def gaañ na dañ ci scalping la plupart des fois ndaxte dafa nekk marché boo xam ne day yéeg di wàcc vite fait comme par exemple boo ñëwee ci 1 heure tey boo ñëwee ci 1 heure journée bi yëpp daf ko wàcc donc par exemple ñëw na ci 1 heure de temps diggante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maanaam journée bi yëpp daal tey ci suba ba léegi marché bi dafa wàcc dafa chuté ñaata 763 pip loolu par exemple boo demoon ci marché Davis loolu yombut nga gis ko fa 700 pips ci benn journée démb yéeg na par exemple ñaata 829 pips ci benn journée mu yéeg 829 pips donc marché la boo xam ne dafa graaw SP500 maanaam marché indice la FTSE 1000 maanaam FTSE 100 bi tamit marché indice la moom mooy 100 entreprises yi gën a ëpp doole ci Europe voilà donc CAC 40 bi mooy bourse France donc moom mooy 40 entreprises yi nga xam ni moom mooy maanaam li muy représenté mooy 40 entreprises yi gën a ëpp doole ci France Total mu ngi ci ak yeneen entreprise tamit voilà ak ay Danone ak yooyu yëpp ngay dégg ñu ngi ci biir CAC 40 maanaam booy trade CAC 40 mu ngi mel ni yaa ngi trade 40 entreprises yu nekk France voilà booy trade SP500 maanaam Amérique bi mu ngi mel ni yaa ngi trade 500 entreprises yu nekk Amérique
booy trade DAX moom it marché bu kii la mu ngi nii DAX 30 moom it marché indice la moom it bourse indice la maanaam ñu ngi fa dugal moom it maanaam li muy regroupé mu ngi représenté 500 maanaam mu ngi représenté 30 entreprises yi gën a ëpp doole ci Allemagne donc boo koy trader mu ngi mel ne yaa ngi trader 30 entreprises yi nekk Amérique yi nekk kii Allemagne donc yi nii indice yi li muy représenté moom mooy représenté maanaam comme li ñuy waxee bien-être dëkk boobu noonu tey bu indice yi yéegee ça veut dire que dëkk bi mu ngi dox bu indice yooyu wàccee ça veut dire que dëkk bi doxul voilà comme tey boo xoolee temps bi crise bi amee bi coronavirus bi tàmbaleeg léegi gis nga marché bi dafa wàcc ñaata 5738 pips bëri na trop marché DAX bi donc bëri na trop ci au bout de ñaata au bout de ñaata la depuis le 21 février non voilà depuis le 21 février ba le 16 mars donc diggante au bout de un mois wala 2 mois et quelques marché bi dafa chuter donc ça veut dire que dëkk bi mu ngi ci crise bu grave donc boo ñëwee tamit ci SP500 boo xoolee moom it c'est la même chose te li gën a garaaw moom mooy SP500 maanaam marché Amérique bii nii bourse Amérique bi SP500 bi moom lu mu def rek yeneen indice yëpp dañ koy def France da koy def Amérique def Angleterre def ko Italie def ko Espagne def ko lépp moom la ñuy topp moom mooy doxal yeneen indice yi presque maanaam moom ci ginnaawam la ñuy topp ndaxte Amérique xam nañ dafa am doole donc mu ngi noonu ci gàttal indice yi nii moom mooy représenté xolu entreprise xolu dëkk bi maanaam bien-être dëkk bi ndax dëkk bi maanaam économie bi mu ngi dox wala doxul donc gis nga économie bi jamono yi nii dafa taxawoon trop mais nag temps yi mu ngi commencé reprendre gis nga mu ngi commencé reprendre parce que Donald Trump nee na day injecté waat ay xaalis ci biir entreprise yi joxaat nit ñi xaalis à taux d'intérêt boo xam ni bëriwul wala 0,25 donc moo tax nit ñi di gën di investiraat dëkk bi commencé dox en plus ñu ngi naan ñu ngi seetaat ay antidote yoo xam ni day arrêté coronavirus bi xam nga di donc yooyu noonu day tax nit ñi gën a positif gën a yokkaat di jëndaat ay action voilà boo xoolee action gis nga pétrole tamit dafa nekkoon ci problème jamono yooyu noonu ba léegi pétrole mu ngi ci problème wàcc na donc mu ngi woon pétrole mu ngi woon gis nga mu ngi woon ci ñaata $53 ins bii nii mu ngi ci $7 donc c'est grave entreprise yooyu noonu kii yi indice yi ñu ngi noonu donc am nañ SP500 am nañ DAX am nañ kii yi ci gën a am solo moom mooy SP500 DAX Wall Street Nasdaq Japon tamit am na indice am mu ngi tudd Nikkei mu ngi tudd Nikkei donc yooyu yëpp mën ngeen faa def trading par exemple tey boo ñëwee Google nga bind nga def benn recherche bu ndaw dina la wan tey SP500 SP500 gis nga nga bind par exemple lan mooy SP500 SP500 voilà mu ngi nii bon boo ñëwee dina la expliquer plus ou moins SP500 dana la wax ni ay entreprise la yoo xam ni dañ leen a regroupé tout ça gis nga l'indice la Standard & 500 voilà note comme SP500 maanaam SP500 la donc da lay expliquer tout ça ak entreprise yi nga xamante ni moom
entreprise yi nga xamante ni moom moo ko composé am nañ tamit Dow Jones gis nga am nañ Dow Jones am nañ tamit Nasdaq tamit boo ko déggee moom it Nasdaq 100 maanaam boobu it Amérique maanaam Dow Jones moom mooy Wall Street boo déggee Wall Street moom mooy Dow Jones mooy Wall Street moom it 30 entreprises yoo xam ni dañ ko dugal ci moom lay représenté Amérique SP 500 entreprises la moom lay représenté Amérique kii tamit Nasdaq moom it mu ngi représenté 100 entreprises yoo xam ni entreprise de technologie la 100 entreprises de technologie yoo xam ni ñu ngi ci biir Nasdaq donc entreprise yooyu Microsoft ci la bokk Amazon ci la bokk Facebook ci la bokk ak yu demee noonu Apple ci la bokk bëri na ay entreprise yoo xam ne ñu ngi kii après tamit ñu ñëw tamit ci marché crypto ñu ñëpp xam nañ ko ay Bitcoin Ethereum Ripple yooyu yëpp voilà mu ngi noonu donc yi ñoo am marché forex maanaam mooy marché devise yi ay euro dollar USD GBP yooyu noonu xaalisu maanaam ay xaalis la yoo xam ne dëkk bu nekk xaalis bi ngay utiliser yow moom ngay trader par exemple nga xool xaalis bu la ci intéressé ak fi nga xamante ni yow foofu gis nga fa sa bopp nga dem trading fa comme USD euro USD maanaam comme yu demee noonu ak tamit marché devise marché action yu bëri na donc bu la neexee nga jël benn action rek nga trading fa par exemple nga jël ak Apple nga ne man Apple laa bëgg a trading nga xool jàng analyse bi xool nu mu fa demee lu la intéressé nga trading fa voilà wala tamit am na tamit marché matière première yi mu ngi nekk comme ay pétrole ay gaz naturel ay gold ay coton ay cacao ay maïs ak yu demee noonu yooyu yëpp ay argent yooyu yëpp ay kii la ay matière première la mën nga fi trading am nga tamit marché indice yi comme ni ñu ko waxee yëpp ay SP 500 ay DAX ay Nasdaq ay kii indice yooyu boo ko déggee rek ay entreprise la yoo ay kii la dafa regroupé ay entreprise yoo xam ne ñu ngi nekk ci dëkk boobu comme DAX mu ngi représenté ay entreprise 30 entreprise yu nekk kii 30 entreprise yu nekk Allemagne par exemple boo demee ci voilà kii Nikkei baa ngi nii moom mooy bu Japon bi moom mu ngi représenté 225 entreprises yu nekk mu ngi ni GP 225 maanaam mu ngi représenté 225 entreprises yu nekk Japon donc boo fay trading rek mu ngi mel ne yaa ngi trading ci 225 entreprises maanaam c'est grave dafa yéeme daal dafa yéeme affaire bu doy waar la man je vous dis la plupart des fois man DAX lay trading DAX donc parce que trader dafa war a maîtriser lu mu dee benn marché voilà DAX marché la boo xam ne ñu bari ñu ngi fay kii ñu ngi fay dafa boo ko maîtriser daal boo maîtriser benn marché rek nga spécialisé ci donc yow la plupart des fois foofu ngay dem mais nag du tee nga dem ci yeneen yi parce que xam nga lu ñuy analyser xam nga lu ñuy xoolee marché mais nag il faut nga jéem a maîtriser lu mu dee benn marché maîtriser ko à fond ba nga xam ni yow bii nii bu yéegee di nga ko xam bu wàccee di nga ko xam voilà comme tey DAX tey doon nañ fa trading gis nañu marché bi da doon journée bi yëpp dafa wàcc voilà donc dañoo topp tendance su baisse bi c'est clairement baissière voilà mu ngi nii wàcc na trop donc boo ko maîtriser di nga xam ni marché bi c'est baissière voilà donc nga maîtriser benn marché baax na trop lu mu dee nga maîtriser benn marché spécialisé ci benn marché voilà donc ci tënk yooyu ñoo am marché indice marché action marché forex marché crypto-monnaie ak marché matière première donc 5 marché yi nii am na nit yéene xool bu leen ci intéressé bu fu ngeen bëgg a dem ngeen dem fa donc c'est maanaam
yomb na trop pour ngeen dem fa da ngeen di ñëw fii xool bu leen ci intéressé rek ngeen dugg ci voilà tey la loon doon leeral incha allah dinañ ñëwaat ci yeneen détail incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous ba beneen